Moutarde Kadi, moutarde Kadi, moutarde Kadi, moutarde Kadi. Dans la salade s'il vous plaît, moutarde Kadi. Sur la viande s'il vous plaît, moutarde Kadi. Et dans la sauce s'il vous plaît, moutarde Kadi. Tous ensemble s'il vous plaît, moutarde Kadi. Moutarde Kadi, moutarde Kadi, moutarde Kadi, moutarde Kadi. Moutarde Kadi, bonjour l'appétit. Triangle de l'écran fromage l'écran buy soog a génn te bàyyi ko ci meew bu neex ànd ak mbégte bu jéggi dayoo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot. ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. télévision Futurs Médias comme ni ñu ko waxoo ji def dimanche bu yàlla sàkk ci waxtu bi ñu dikkaat ak yéen ci seen émission nuit de la lutte nam kon faram-fàccee li nga xam ne mooy actualité waaye itam waxtaanee ci lii nu jëm muy combat yu am solo yoo xam ne ci la ñu fas yéene rek dugg waaye balaa may sori nag ci waxtaan bi la ñuy daal di kon dalal jàmm gan gi nga xam ne moo nu fekk si na mënoo gunge di rupp at ci bii émission di nuit de la lutte muy les produits l'écran nga xam ni nag dafa bëri loolu ay gamme yu varié yu mu indi ngir jagleel ko sénégalais yi mu nekk ay produits yu wér yu sell te baax ci mag baax ci ndaw baax ci jigéen ñi baax ci góor ñi loolu nag Habib Farxaat bi nga xam ni moom mooy yore lépp jëm ci wàllu marketing bi moo nu ko indil dinañ ko dalal waaye itam dinañu waxtaanee wàllub lamb ak combat bi nga xam ni Sénégal yëpp a ngi koy xaar mu nar a xew diggante Papa Sow ak Siteu daanaka combat boobu ba ñu ko monté léegi lu bëri dugg na ci ba ñu jàppaat ko ni juróomi fan ci weer bii di ñëw ci lañ ko fas yéene taxawal dinañ ci ànd ak ko taxawal di Pape Abdou Fall nga xam ni moo yore PAF production waaye dinañu itam dalal ci biir ëttu wi di nuit de la lutte kii di Tidiane Faye le professeur mu dikkaat ak ñun décortiquer ñu lamb yi jox ñu xaatam waaye itam waxal ñu la nga xam ne moo ji leçon du professeur ñu soogam di tàggoo ak lamb yi amoon tey jii ca Iba Mar Diop ak yeneen ñi lamb yoo xam ni Malick Thiandoum demoon na ko tourné ji ca Ngéeñeen Habib ñu ngi laa ziar di la nuyu di la dalal jàmm yow ak njabootu l'écran ci émission bi ñu di la lutte. asalaamaaleykum wa rahmatullah Malal maa ngi lay ziare bu baax a baax di la nuyu di la jërëjëfal di la remercier bu baax a baax ci dalal bi di nuyu le professeur Tidiane ñu ngi lay ziar bu baax di nuyu suñu papa ji Pape Abdou Fall PAF production di ko ñaanal ci bésam bu mag boobu mu jëm yàlla ko yàlla sottil yàlla may ko ci ndam di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci l'hôpital yi yàlla def ñoom ñu tawat ñu leen di ñaanal ñu wér ak jàmm di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kaso bi caabi féete leen ginnaaw ñu leen di ñaanal aussi ñu wuyu ji seeni mbokk Malal. macha allah jërëjëf Habib ñu daal di kon dalal Tidiane ñu bàyyi la nga nuyoo professeur namoon nanu la. waaw ñu ngi leen ziar bu baax gannaaw ba ñu sant yàlla julli si Muhammad sant suñu ñaari waajur ñu nuyu suñu grand Pape Abdou Fall nuyu sama confrère bi nga xam ne tey jii moo andi lu am solo lii. pour taaral suñu émission. di ñaan yàlla ànd bi yàlla na yàgg. di nuyu sama mag Malal Signor Diagne. di nuyu Maaw nag di ziare ñëpp di nuyu waa axul làmb yëpp. tabarkalla jërëjëf
ñu daal di nag jox kàddu gi Pape Abdou Fall bi nga xam ni moom moo jiite kuréelu promoteur yi nekk itam koo xam ne moo tëgg làmb ji ñuy waxtaanee mu war a xew le 5 décembre diggante le phénomène de Lansar Siteu ak le Puma bi nga xam ne moo di Papa Sow Pape Abdou Fall maa ngi laa ziar di la dalal jàmm. di la delloo ziar Alaaji Malal di ziarit le professeur Tidiane Faye di ziar aussi Habib Farhat di ko féliciter aussi ci ñëw bi nga xam ni ñëw na ko pour sponsoriser la nuit de la lutte parce que l'écran moom meew la moo xam ni mooy accompagner lamb du parce que dafa toog mais man képp koo xam ne rek yaa ngi dimbali lamb rek di ko soutenir di ko suqali damay conseiller ñëpp rek ñu di ko consommer parce que au moins mu ngi jàppale la jeunesse ñu nit nekk ci di promoteur di kërti lépp c'est pour d'accord ñu ngi ciy wut koom-koom mais li ci gën bari moom mooy occuper la jeunesse bu ñu gisee l'écran ñëw par les biais de Habib ñëw investir ci biir làmb di jàppale làmb du ñu def lu dul rek di leen féliciter di leen gën a encourager di nuyu téléspectateur u TFM yëpp di féliciter émission bi la nuit de la lutte tey laa ci door a participer macha allah donc alhamdulilahi rabbil alamin tubarkalla Habib ci yow la ñuy daal di tàmbaliwaat balaa ñu dugg ci waxtaan bi meewu l'écran yi nga indil dama gis ni dafa am gamme bu ci ne ak sa couleur bu ci ne ak li ko tax a jóg ñu bëgg balaa ñuy sori nga présenté nu lii nga ñu tegal ci ko taabal ji pour amateurs yi ak nit ñi sénégalais yi xam njëriñ yi nekk ci meew yi nga teg ci ko taabal ji waaw Malal jërëjëf xëy na peut-être damay fàttali nit ñi rek ndax ku xam l'écran xam ne yàgg na ci Sénégal ku xam l'écran xam ne du naxe mbaay yàgg naa koy wax nit ñi di ci teg bët donc boo xoolee nag ñu tegaat ko ci plateau bi nit baax leen na dara taxul mu dox donc dañ ko fiy teg rek pour di fàttali nit ñi aussi ndax aussi waa Sénégal dañuy mun a wax ne ñoom dañ ñoo jàppale ndax ñun ak ñoom démb la moo tax li père wax léegi nii suñu papa ji que ne Habib dugg na ci làmb di ko jàppale dañ ko war a jàppale ndax waa Sénégal ñoom ñoo jàppaleel Habib ba mu yegsi fi mu yegsi kon donc bu yeggee foofu kon su ma jàppee ci làmb dama war a jàpp donc nuit de la lutte boo gisee ma sponsorisé ko mooy que ne dafa nekk émission boo xamante ne dafa attirant àdduna bi yépp dañu koy seetaan kon donc rafet na aussi émission bu mel noonu bu amee ñu ñëw dugal ci suñu doole parce que émission sponsor moo ko yor donc bii Malal donc mooy 400 grammes l'écran mooy 400 grammes donc am na ñoo xamante ne dañuy préférer jël bi am na ñoo xamante ne dañuy préférer jël bi nga xamante ne mooy bu 100 francs bi sachet bi dafa mel ni dafa mën di tijjeeku ak tëj waaw dafay tijjeeku ak tëj nu mu la neexee ak tëj nu mu la neexee bii moom ñëpp mën na ko naan ñëpp mën nañ ko Abdou Fall Malal Suñu Tidiane Faye Maaw ñëpp ku mu neex xooyal na lii nag moo gën a amul heure moo gën a baax ci lépp loo gis ci meew parce que meew bi animal la meewu nag la donc bokkul ak meew yoo xamante ne alors da nga koy kii du saf meew waaw du saf meew bii moom dafay saf meew bu baax a baax a baax donc waa Sénégal mën nañ ko seede aussi donc bii boo xoolee mu nekk écriture verte pour ñu séparer ko ak bii parce que am na ñoo xamante ne dañuy jàppaleen ni ñoom ñaar bi ñu wane leen jëlal bii téye waaw ok parce que Malal bii mooy bi fi njëkkoon a ne bii moo fi ne ñu miis ko léegi non bii moo fi ne waaw ba léegi moo fi ne mais dafa am ñoo xamante ne des fois dañuy amee yaram bu bari bu ñu amee yaram bu bari alors booy naan bi sa yaram dafay gën di yokku ndax vitamines yeeg ñoom seen voilà ndax vitamines yeeg yooyu bii 0% de matière grasse la amul graisse bii ñi nga xamante ne dañu am graisse ñu am yaram bu bari bii lañu leen conseillé pour ñu koy jël boo ko jëlee di nga wàññeeku parce que dafa lay dégraisser d'accord am na ñoo xam ne am nañu yaram amuñu temps pour dem entraînement amuñu yaram temps pour dem doxantu ji nañu jël meew bi bala ñuy tëdd ñu xool mais du ma conseillé nit bu koy jël muy voyager parce que daf lay délaisser daf lay lasser daf lay lasser donc day daw sa biir parce que day fekk muy dindi graisse bi ci sa yaram waaw am na ñoo xamante ne aussi dañoo diabète waaw amul suukar amul graisse mun nañu ko jël traité nañ ko ba mu ñëw mun nañu ko jël waaw loolu mooy différence bi parce que am na benn waay boo xam ne dafa ne moom dafa yaakaaroon ne emballage bi moo changé ma ne ko déedéet moom liiru ko dafa ñëw gis ci l'écran rek mu jël voilà pour ñu mun a ràññee affaire yi macha allah voilà Malal ma ñëw ci bii bii liquide la waaw xam nga tamxarit dafa doon jot
wala nit bëgg a lekk cere. mu jël meewu l'écran di ko xooyal di def ndox ci pot. waaw di ko yëngal ak yooyu. waaw wala mu jël meew bi def glace ak yooyu. di ko sotti ndox jaratu ko bii rek ngay jël nga sotti wala nga def ko sa congélateur frigidaire. ba mu sedd bala ngay tëdd. daj rek guux nga guux. ñi nga xamante ne sportif lañu. bëgg nañu daan am doole bii la. bii mooy yëf yi. ñi nekk ci làmb. war a bëreel Pape Abdou Fall bii laa leen di conseil ku bëgg a yëkkati mbër ba ca kaw nga dóor ci suuf. del jël bii. daj rek guux bii la père Thier di wax taf bii. taf bi waaw macha allah taf bii rek daj rek guux. voilà bii mooy acheté bi. donc voilà liquide la. mun nga ko def ci cere mun nga ko def nu la neexee mais c'est pas conseil pour nga ciy def suukar parce que c'est complet. saf na ba noppi lépp mi ngi ci biir. voilà malal bii. mooy bu bees bi moo triangle de l'écran. parce que ñun dañu bëgg gamme boo xamante ne sénégalais mu ngi koy utiliser ci liy jëm ci biir. ñun waa l'écran ñu fas yéene ne ñu jàpp ci loolu. ndax sell na baax na te ku koy jël doo am lenn lu lay metti ci sa biir wala ngay am problème digestion. kii fromage la. dafa am bu mag am bu ndaw. waaw fromage la donc mi ngi ci grande surface yi. ñun ñoo koy gérer. te xam nga fromage dafa baax ci yax. waaw dafa baax ci yax. dafay yokk wér-gu-yaram ak dëgër. waaw ci gone mooy mattali ndekki jaar day baax ci gone itam bu ñuy xëy dem l'école. mooy mattali ndekki. xale yi bu ñuy dem seen goûter. diwal leen ci beurre astafurla. diwal leen ci fromage bi ci mburu bi. waaw nga embaleel ko mu dem. mun na lekk mu indiwaat ko kër gi. te du xiif. macha allah waaw. war fakal lii mooy fromage yu l'écran donc mu ngi ci marché bi. bëgg nañu daal ñu gën a yaatal lépp. waaw parce que suñu produit yi ñu xam nañu ne ay produits yu baax la. marque la yoo xamante ne tey jii ku ko jàpp dootoo mënati lekk leneen. macha allah waaw. c'est important. waaw loolu mooy produit yi nga xam ne indi nañ ko fi dinañ ko waxtaanee. ci biir émission bi ndax am na benn boo xam ne jukkee gu ma ko dañ koy bàyyi ba ci kanam. ñu soogam di ko jukki ñu daal di waxtaanee Pape Abdou Fall ak Tidiane ak Habib itam ndax ay acteurs yu ngeen décision bi waa CNG jël. muy tere bépp mbër bu nekk sous contrat ak promoteur ci Sénégal ngay dem di defi MMA bitim réew ndax gis nañu ci Reug Reug ñu kaw ko ci barki Demba Ndiaye gis nañu ñu kaw ci Bombardier te dafa nekk ci contrat ak Gaston loolu di dogal bu CNG jël en tant que promoteur Pape Abdou Fall ndax tu es en phase ak décision CNG boobu la. mais écoutez ça ça vient à son heure hein et puis c'est une décision responsable et sage. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nga jël say koppar nga jox ko El Hadj Pape Abdou Fall. d'accord je suis un sportif ma am benn manager mu nekk Europe wala États-Unis wala partout ailleurs fekk man jox nga ma avance ba pare. ma dem foofu am fa benn combat. mais bu ma fa demee damm fa wala sama bëñ damm fa wala sama bët toj fa wala nangam ak nangam mais ki kërti fii ci Sénégal bi nga xam ni fi lañ la joxe avance ñun suñu sport national la. xamuñu ba xam da nga leb banque xamuñu ba xam dañ la ko abal Habib l'écran moo la ko jox. xamuñu ba xam professeur Tidiane Faye moom nga dem ne ko xaaral ma lijji def 50-50. écoute c'est une décision sage responsable. voire même qui vient à son heure. Et que je pense que les acteurs ont bien compris. Ku amul contrat, tu es libre de tout mouvement et de toute activité. Mais boo xasee ba jël avance jàmbur. Il faut agir d'une manière professionnelle. Responsable. Man su ma xalaat loolu la ci. J'ai vu que Gaston aussi position boobu la jël. Et ça sécurise. et da lay aussi éloigner ci ay détails yoo xam ni bu ëllëgee war na la mën a topp sa njaboot parce que ndogal dafa gaaw. yàlla nag moo nekk fépp. waaye nag nañu moytu. mënuloo di tëgg tam ak wokkatu amateur itam Lamine Samba tey ji dafa xëyoon dem ci stade ba laaj na leen seen xalaat ci loolu leen naka lañu ko gisee ak jàngat dañ am ci dogal boobu CNG jël ngir ay mbër yi nekk contrat ñu dem di defi MMA ci biti réew nanu xool la mu jëlee ci amateur yi soogam ñëwaat ci plateau bi. non CNG dafa wax ne mbër mu signé contrat war a bëri. waaw moom laa wax waaw. doo dem di bëri ji MMA. waaw mën nga bëri MMA gaañu moo tax. waaw loolu la ñuy wax. yow tu es d'accord ci loolu. ah bien sûr munoo lekk soos lokk cere mënul nekk bu dee da nga jël avance pour bëri fii da ngay bëri ba pare nga dem mais bu dee jël avance ba nga dem bëri ji MMA parce que mënuñu laa tere fii ba pare tere la fële mënul nekk. est-ce que CNG yéen
non loolu nag wóoruma parce que man dama tukki woon néew ma fi donc mënu ma wax lu ma xamul. mais man dama jàpp ni le CNG devait aller au plus profond que cela. comment mooy mbër bi nga xam ne xam am licence rek boo xam ne amee nga licence de lutte avec frappe rek waratoo bon une fois nga am licence avec frappe rek dana waroon ne waratoo bëre MMA nga xam ne dañuy fi def la part des choses pour protéger l'intégrité physique bu mbër mi pour protéger l'argent du promoteur nu ni licence làmb boo ko xasee am dootoo def MMA ñaar moo mën a am nga def MMA wala nga def lutte avec frappe man su doon man la décision boobu laay jël. man d'accord naa ci loolu parce que ñaari contrat mënul am sama gis-gis bopp parce que loolu gourmand lay bëgg a nuru parce que su fekkee da nga jël benn contrat tey jii maa day taali nit ki jox la xaalisam nga def MMA leneen xew fa bu boobaa lan la ñuy wax boobaa responsabilité bi mbër mi day engagé wu kon nit ki da ngay gore su fekkee amoo combat amoo dara su la neexee nga dem lu la ca fekk nga xam ne yàlla ñu fekk mais en tout cas man ànduma ci ñaari contrat yooyu parce que nag c'est pas sûr te respecté woo promoteur bi nga jël xaalisam. waaw xam nga loolu dafa jar defar jàngat parce que waxul ku signé contrat fekk tàggoo ko contrat bi du ñu nangu nga defi MMA parce que dañuy sauvegarder dañuy protéger le promoteur parce que boo signé supposons sa combat war a doon 4 mois ci diggante bi nga signé combat MMA mu dem 1 mois nga am fa blessure boo xam ne day yàq combat promoteur bi loolu la wax léegi nag comme Bombardier bu doon am na benn blessure le 1er janvier du mën a bëre te promoteur bee koy yëg loolu la wax c'est pour protéger le promoteur ñu bañ def cumul de contrat te loolu mi ngi ci règlement yi xel nangu na loolu. ok léegi Max dama lay tooñ sax pour wax la est-ce que gëm nga mystique ci wàllu làmb li tax may wax loolu damay def tey benn spécial mystique dama gis ni xale yi dañoo gëm loolu mystique. waa mystique am na mais lu tuuti la ci làmb. d'accord naa ko parce que man xam nga ne man dama ne ci combat keroog bi ñu ma waxee ne da nga war a cumuler ñaari combat dama ne man du ma cumuler ñaari combat sama mbër ne moom du cumuler ñaari combat même ñaari combat yooyu ñuy wax MMA bi ngay bëre ji bàyyi fi combat dem bi MMA mu ngi mel ni benn mbër bu nekk fii cumuler ñaari combat benn combat boo ci buñ la dóoree nga daan war nga teg 3 mois ba sa certificat de dirigeant génn nga doog a mën a bëre jiwaat ci diggante bu fekkee ne amul décalage boo xam ne bii préparé woo fi mënoo fee entraîné waat beneen combat bi des mën naa yàq combat bi mën naa yàq léegi mën a yàq sa combat ba ca àll ba bële mën naa yàq sa combat fii ci Dakar ndax ñaari combat nga jël ko kii mel ne ñaari combat vraiment man c'est pas d'accord sama mbër mi nga xam ne bii mooy bëreeg Modou Lo nanguwu ko man nanguwuma ko ay mbokkam bi ñu ma waxee dafa ne ma carrément bëruma ñaari combat benn combat laay bëree su ma daanee bu ma ñibbi ci yoon bu ñu la woo ci làmb ji ne la kaay jël sa avance soo ma waxee dama la dëpp jëlee avance ba su ma daanee beneen combat boo ma nee combat ba ma la dëpp dama la jëlee combat ba mais du ñu boole ñaari combat loolu moom loolu ñaanuñu yàlla def loolu la preuve mooy attention MMA xale yaa ngi koy defi waaye bu fekkee ne mën nga moo xam ne bii si woo fi à 100% ci xeex nga dem bëri fi MMA di nit ku ñuul dem ci tubaab yi xamoo nu ñuy drogué xamoo topaas xamoo mafia ba fay daw nga dem ñu dóor la nga nelaw coup boo xam ne bi ma ne coup dépasse xamoo ci dépasse dara te boo toppee tubaab bi xam ko nga dem si di naan seen i kaas di naan seen i ndox di lekk seen i lekk lépp mën nañ la ci doppee yéene bi nga sax mën nañ ci doppee ba ma xam ne ba daal jàpp naa daal ci kattanu yàlla loolu nga xam ne mooy MMA xale yi def daal su ma sañee daal mbër mu ci toog amoo combat lu yàgg amoo fii combat amoo dara mën ngaa def date de licence waaye ñaari combat daal nga kimili ko wala nga am combat fii day bëri MMA vraiment man c'est pas d'accord Lamine. tubarkalla foog naa ni Tidiane yow lutteur en activité nga. am nga sa xalaat si loolu. waaw Malal loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko war a nangu sax ñun. parce que mënoo nekk si contrat pare bëgg a dem jëli beneen contrat. te nga nekk si contrat jàmbur. tey jii nii ñun liy defar làmb ñun ñoo ko war a def waaye bu nekk da nga engagé Pape ku mel nii suñu mag Pape Abdou Fall engagé la combat nga xam ne su ñu nga moom contrat ba pare ngeen jàpp comme le 5 décembre bi. nga dem suñu waat benn combat war a njëkk a bëre le 1er décembre bëgg a ñëw bëri si fii nii loolu ba bi nga xam ni dañu ko dàqaat ko lépp corona war nañu ko yàlla suturaal Sénégal suturaal waa Sénégal ba corona deltu ginnaaw bu baax a baax ba dem taxaw ca buntu frontière ñu ñaan yàlla mu jaaree foofu génn réew mi génn àdduna bi may Sénégal yëpp jàmm Papa Abdou boobu combat yaa ko tëgg le 5 li ci des daanaka matatul dara ci wàllu waajtaay
ndax fu mu toll nii lépp gongo. jërëjëf El Hadj Malal comme ni nga ko waxee Siteu Papa Sow. dañu ko jàppoon le 5 avril. wëlbati ko indiwaat ko 1er août. lépp rek muy coronavirus bi jaar fi. ay citoyen lañ ay sénégalais lañu ay nit lañu bi mbir mi amee it dañ ko jël avec philosophie. parce que biñ koy njëkk a renvoyé on était à 2 semaines de l'événement. deuxième renvoi bi nag moo gën a metti parce que boobu c'était à 1 semaine. mais à l'impossible nul n'est tenu parce que réew mi ay kilifa ci ay charte yu tëkku. di profité ci loolu di gërëm di sant Papa Sow di gërëm di sant aussi Siteu. parce que seen comportement rafet na ils ont été vraiment dignes malgré les difficultés malgré la souffrance malgré les charges vraiment ils l'ont vécu dans la dignité. te loolu dafa am solo. loolu day montrer auteuru nit parce que ñu ni la suba ngay semaine bi ngay bëree wala dans 2 semaines ñu yóbbuwaat la quelques mois après. sonaloo promoteur bi sonalu la kenn déggu la nga wax am benn écart de langage mais c'est ça la noblesse c'est ça la bonne éducation et c'est ça l'exemple et c'est ça le modèle genre nit ñooñu la ñu soxla parce que c'est ça qui loolu moom mooy authentifier une relation saine. donc je pense que ils ont donné le ton ils ont donné l'exemple wane nañu doomu aadama yi comment se comporter en cas de difficulté. mais ci wàllu business ndax ak rapport yu bëri en tant que promoteur da nga leen dolli xaalis wala. non dollilu ma leen xaalis moom foofu lay expliquer. dollilu leen xaalis parce que li ñu amoon yëpp muy man mi promoteur bi di ñoom ku nekk dépensé ko. fu mu nekk nii dañuy ñaan yàlla rek. làmb ji ñëw ñu bëree ko que le meilleur gagne xam nañ ni metti na. ci kaw loolu it waxtaanoon nañ ak kilifa yi muy nguuru Sénégal. pour ñu jàppale ñi nga xam ne ñu ngi ci làmb. am naa yàqin ni jàppale dina ñëw. état nag ay mbiram yombut. mais waxtaanoon nañ ci ba tënk ko te it man maa ngi ciy waxtaan ak kilifa yi li ma gëm ba gëm mooy appui dina am incha allah. mais foo ko natt metti na. comme ni nga ko waxee nag ñu ngi jëm na 5 décembre incha allahu rabbi donc ci kaw loolu damay gërëm Fallou Ndiaye promoteur di gërëm Assane Ndiaye promoteur di gërëm Alaaji Yande Diop parce que dañu may jàppali guddi ak bëccëg sonn ci man jël seen ay site internet dugal ci publicité yi vraiment jël mbir mi def ko seen bopp parce que xam nañ bu baax na ay frère lañ ñu ngi ciy jàpp di ci taxaw di ñaan yàlla jàppale leen fay leen seen xol te it ànd loolu lay jariñ nit booy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci dignité ci sincérité ci solidarité loolu moo am solo ak reconnaissance parce que nag yàlla moo ñu boole ñu ne ci làmb ji tey ku nekk mënoon nga toppatoo sa ay mbiru bopp mais ñu ngi jàppalante ànd bi rafet na ci kaw loolu ci laa jëlee événement bi yëpp jox ko Fallou Ndiaye mu coordonné ko moom ak Assane Ndiaye ak Yande Diop mën naa ni la à part daje bu mujj bi ñu war a mën a def ak Siteu ak Papa Sow ak comment ça s'appelle triplex bi Papa Sow nekk këram Siteu nekk këram man ak parrain bi ñu nekk pare naa ci làmb ci organisation bi yoruma ko Fallou ak Assane Ndiaye ak Yande Diop ñoom ñoo koy coordonné. ndax dina am beneen face à face laata le 5 boo xam ne ñaari mbir dinañ teew. jàkkaarloo benn lay doon. rek pour wan sénégalais yi. làmb la ñu moom. seen star yi ngeen bëgg muy Papa Sow di Siteu ñu ngi nii. pare nañu ubbil nañ leen seen ay bunt wax leen laaj leen ñu tontu leen ñu àndandoo le 5 dem ci làmb ja. objectif bi mooy lan guichet fermé. mon ami mon frère aussi Sidi Diakhaté maa ngi koy gërëm di ko sant ñun ñu ngi Dakar mais mu ngi teewal ci région yi particulièrement Thiès ak li ko wër yëpp.
wax Sidi wax suñu frère Youga Sow. Youga Sow nag yàlla moo def mu bëgg làmb di jàppale jeunesse Sénégal mu xam ni moom moo tabax Sénégal. Sococim moo tabax Sénégal tabax une partie de l'Afrique de l'Ouest kon bu demee ba xool ni jeunesse bi jar nañu jàppale comme ni l'écran di def nii mu jël as tuutam jël ko di ko ci dugal. l'écran bi moom foog nga yóbbu ci làmb loolu dafa am solo. noonu it la banque agricole du Sénégal def. man ku ma xam-xam ni ci baykat yeeg sàmmkat yeeg nappkat yi ci lay liggéey. fa laay amee suma teranga man làmb leneen la. donc ñoom itam la banque agricole du Sénégal ñoo ma jàppale ci làmb ji ñoom ak seen benn solution de paiement bu tudd Agricash. ñu mën ci di yónnee xaalis di ci fay xaalis. di ci fay facture da nga koy télécharge. ñoo ma jàppale. li ma la mën a wax daal Malal. ci wax ju néew pare nañu ci làmb ci organisation bi. léegi ci wàllu couverture médiatique ndax dafay am télé yu koy wane en direct wala dafay nekk pay-per-view. voilà ak site internet yi bëri yi ak télé yeeg rajo yi bëri yi. très bonne question. hier maa ngi woon RFM. dama wax ju leer. nëbbatuwuma laqatuwuma ku xam Abdou man du ma jaar gauche du ma jaar droite. ñetti télé ñoo ma jàppale ñoom laay liggéey muy ITV 2STV TFM. accrédité wu ma beneen télé. site internet convoqué naa leen fii réunion ñu ànd di jëflante teranga waxtaan naa ak ñoom ci ñu jàppalante am na ñu ma ci jàppale. motuñu sax juróom danañ leen accrédité ñeneen ñu ci des danañ leen jox benn signal neutre fa ñu nekk comme ay technicien lañ mën nañu def. mais lamb ji pay-per-view la ci seen affiche.com ak iTélépay. fa la ñuy jënde code mën nga télécharger Agricash dem jënd ko ci mën nga ko jënd ci yeneen i solution de monnaie de paiement transfert d'argent nga seetaan ko sa kër booy maye nga jël ko ay code jënd ko maye ko. sa code yi ngay jaay ñaata lay jar. bon code yi mu ngi ci 2000 francs. 2000 francs 2000 francs di nga seetaan lamb ji bu neexee. te dinañ la assuré si seen affiche.com lu leer. déggoo ma de gis nga boo lamb ji ne teg jeex. waaw. TFM laa nekk ITV 2S ay ci ku nekk. gars yi bàcc lu la neex mën nga bàcc. les temps forts wane lu la neex. donc di leen gërëm di leen sant ci jàppale bi. donc ñu ngi may dégg télé yi nga xam ni ñoom jàppale nañ ma wax naa leen ko. ñi nga xam ni nag yàlla accident man j'ai pas de aw ma wër-wërloo ku ma jàppale. ngor gi la jàpp. ba jàppale woo ma na la ngor googu jàpp ba bul ñëw di ma laaj accréditation. du ma la ko jox parce que li ne ci yow lu ko raw moo ne ci man. donc damay def événementiel du ma nangu nit jël suma événement di ko exploiter. di ci def lu ko neex te man gisuma ci sama bopp. amaluma benn njariñ man tollootuma fu may wër télé tollootuma fu may wër ma sàmba wala ma paate non. donc. PAF production def na fi lu ne organiser na fi lu ne lamb ba ñu demee ba ni day dee man kott dong kese ak promoteurs yi yu dul woon def événementiel ñoo fi nekkoon donc on n'a plus de preuves à montrer amatuñu lenn loo xam ni gën nañ ko wane wala nangam ak nangam suñu réew la ñuy liggéeyal yàlla moo ñu nattu ci làmb dañu ciy dem avec engagement détermination pour aboutir au succès nag du loo xam dañ koy décréter déedéet dafa am ay facteurs yu koy joxe donc Malal li ma la mun wax mooy PAF production bu defee ñaari daje yooyu ba pare mooy benn face à face bi ak triplex boobu man pare naa ci organisation ndax dafa am spectacle boo nam ci bés bi déggoo li ma la wax. parce que lépp woon nga tabala naar ya dama ni lu raw loolu sax dañ koy indi. tabala naar ya ñëwoon na. non dama ni. baaxoon na de yooyu. xoolal dama ni. la diversité culturelle sera présente. man dama gëm loolu. man culture dama koy dund. parce que nit lu amul lu dul ay valeur am te ñun suñu ay valeur mooy suñu culture donc
li am solo ba am solo mooy. et puis li neex mooy xam nga parrain bi c'est mon ami mon frère El Hadji Mame Boye Diao. responsable APR Kolda di wut mairie Kolda di ko ñaanal. dana ko waa Kolda gépp jàppale mu gagné mairie bi parce que nit ku am njariñ la pour réewam am ko pour Kolda. am ko pour askan wi. moom El Hadji Mame Boye Diao. di directeur des domaines. moom mooy borom bis bi donc waa Fulaadu bu soobee yàlla kenn du des Kolda. moo tax ma ne la làmb ji objectif bi mooy guichet fermé. que du ñu jaay billet ci jouru làmb bi mooy suñu objectif. néewuñu nag du am mais suñu objectif moom mooy jaay ko avant loolu. ku defee ku nekk. da ngay def da ngay yore ay billets yoo xam ne dañu ko sécuriser ba kenn mënu ko pirater. mooy yow xam nga. ku ndobin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw wallaay wax dëgg. donc nous sommes assez outillés. Les dispositions ont été prises afin que du ma ni on aura 100% mais on va maximiser. donc El Hadji Mame Boye Diao waa Kolda pare leen seen doom moo xewle ki leen bëgg ki bëgg réewam ki nekk ki ngeen yàpp mu ñëw ba ci Sénégal di duggee Kolda. ñëw Dakar yor fi ay responsabilité moom la ñu tuddee bis bi kon nag jàppale leen ko taxawu leen ko parce que it seen doom la te it bëgg na seen gox muy Kolda. ñu ñaanal ko yàlla ñaanal njabootam parce que nit ku digne la nit ku engagé la nit ku honnête la nit ku bëgg réewam la. donc loolu lañ ciy wax di nuyu it suma xarit suma doomu ndey suma seex le ministre Matar Ba. mooy maag moom dana lañ. donc yàlla moo def loolu. mu bëgg ma mu bëgg ko ñuy sottante xalaat di jëflante te it jig na Sénégal jig na sport Sénégal. waaw donc président Macky Sall ñun liñ la mën a wax moom mooy Matar Ba suñu Matar Ba la. mu ngi nuy jàppale mu ngi nuy taxaw te it bëgg na sportu Sénégal donc. ñu mel noonu bu ñu leen amee dañ leen war a jàppale leen taxawu leen accompagner leen ci li ñuy def. parce que réew loolu la. donc yal na yàlla dolli jàmm man daal loolu laa bugg mooy objectif bi mooy. guichet fermé guichet fermé. waaw kon 3 jours avant le 5 maanaam le 2 décembre si nga commencé jaay ticket yi wax point de vente yi. dañ ciy communiquer. dinañ wax point de vente yi ñiy jënd code yi mën nañu commencer jënd code fii ci Sénégal fépp ci bitim réew bu lépp luy xew non senaffiche.com. waaw iTélépay. iTélépay moom foo koy jëlee. ñoom ñëpp da nga koy télécharger. da ngay télécharger rek daal di jënd waaw kay. donc affaire bi yomb na. te léegi affaire bi moom système la boo xam ni booy jënd code bi rek. dañ lay won indication yi. nga dugal mais ndax mën nañu xaar si diggante ak mbër yi ak ni mu yàggee nii nga buuñaa leen dara lu bokkut ak la ngeen waxante dama ni waaw waxuma la sax man mais Mame Boye Diao dina leen jàppale ñoom ñëpp dinañ leen jàppale ba ñu xam ne jàppale nañ leen loolu danaa la ko wax xam nga man damay nit koo xam ni bëgguma di aventurer wu ci yenn détails yi mais li ma la mën a wax moom mooy ñoom ñaar ñëpp dina ci seen préparation dinañu kontaan. parce que nag ay gor lañ ko dikkaaleen. metti na ci man metti na ci ñoom. du dëgg. mais nañu jàpp ni duñu ci wet. Habib yow promoteur nga est-ce que mën nañu jàpp ni léegi pay-per-view bi promoteurs yi jël. les sponsors léegi la leen làmb doon jaralu du teen parce que lu tax sponsors yu bari lu tax ñu daw. mooy que ne dañuy ne làmb dafa violent. te ñoom bëgguñu ñu exposer seen produit pour ñu am visibilité. donc ñuy gis yenn violence. looloo tax ñoom ñu bëri ñu daw. d'accord loolu tax ñu daw Pape Abdou pay-per-view bi est-ce que da ngeen ci gis seen bopp yéen promoteurs yi. waaw parce que au moins am na loo xam ni mën na la ko indil mais dañ doon toog. télé yi ñëw def direct jël événement bi wane ko am ci seen indi seen sponsor l'écran indi ci leneen jël lépp daal def seen poche mais bu ñu jëlee def ko pay-per-view ki nga xam ni moom la ñuy traiteel am na pourcentage bu mu ciy jël ñun li ci des bu ñu fayee frais technique yi li ci des ñun ñu am ko. te Papa Sow. noo ko jàngate.
waaw xam naa ne métti na si ñoom ñaar jamono ji comme li suñu mag Pape Abdou Fall wax rek. suñu tonton wax dëgg yàlla métti na si ñoom trop parce que préparer combat ni mu méttee suñu waxee 3 mois rek waxatuñ ko waaye actuellement dem na presque 2 ans. nga xam ne tey jii ñoom ñaar ak seen promoteur bi ñetteel leen gor rek la ñuy dundee. seen kàddu raw na leen bëgg nañ lu neex amateur yi bëgg nañ lu neex seen supporter moom moo leen ci téye mu métti trop nag. kon ñoom ñaar laay teewal du ma ci mën a wax kii du ma ci mën a wax kii ak promoteur bi nga xam ne tey jii nii def na ci centaine de millions. pour bëgg ci bëgg Sénégal jëriñu ci bëgg làmb gën a développé. tey jii nii nekk na lu métti loo xam te ne tey jii dañuy wax sax ne da ngay dégg sax malal ñuy wax ne làmb biir géew moom moo gën a métti déedéet préparation moo gën a métti. le fait que 3 mois ngay préparer 3 mois ca làmb ja nga dem ca même pas 5 minutes 5 secondes làmb ji jeex. loolu méttiwul. mbir yi duñ jooy loolu maanaam préparation bi muy métti. moo tax kon li may waxaat rek ki nga xam ne mooy parrain bi di Mame Boye Diao man dama koy nuyu bu baax parce que daa am suma grand bu baax moo xam ne ñu ngi nekkante fa muy Mansour Boiro ñoo bokk fi ñu liggéey fee ONFP may ziare sama kilifa di kii nga xam ne moom mooy kii nii DG bu kii nii ONFP maa ngi koy ziare bu baax. fa la nekk ñu ngi ñaan rek comme ni ko Tons waxee Mansour kii nii ki nga xam ne moom mooy Mame Boye Diao mu ñëw dugal ci loxo bu baax. soutenir ñaari mbër yi soutenir promoteur bi parce que actuellement nii wax dëgg yàlla métti na. man maa nekk ak benn mbër bi. benn mbër bi moom wax dëgg yàlla dinañ ci wax nag dinañ ci wax bu baax. mais man maa nekk ak benn mbër bi mais xam naa ne métti nañ ci ñun trop. ñun ñëpp waaw mais làmb jooju moom nekk na làmb joo xam te ne Sénégal ñoo ko soxla. mais mbër mu mag Tidiane naka lay préparer combat ñaata moo koy doy pour moo waajal combat correctement. munoo ko xayma. da nga ñuy dépenser ba keroog ngeen di bëre. munoo ko xayma à tout moment rek yaa ngi génne parce que làmb dëgg dañuy wax rek chaque jour ni ba ca cappaandaw ba maanaam sa dernière semaine ba dañ lay wax sarax ngay génne te foofu lay gën a métti nag tey jii virage bi ñu jëm nii muy dernière semaine bi moom mooy gën a métti si Siteu ak Papa Sow foofu nag mais père ci ñun ñëpp koy génne ngay génne sama promoteur bi mais père Abdou dama ni mais woo amul Abdou amul Mbadou mbëri li ñu waaw sarax bi moom waaw saay amul ci la ñu xëy ci la ñuy gont parce que nag saay mënuloo woo mbooloo mu tol noonu ba pare te it on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs affaire bi moom loolu dëgg la ku ko wax mu ngi ci ku ko waxul it mu ngi ci ci côté mbër yeeg côté promoteur yeeg yëpp mais yombut mais mbooloo moomu di nga ko dajale ba pare ñëw di toog da ngay xool nit ñi ñu lay xool non métti na mais malal booy seet waaw ñu demee ba seen dernière semaine bi fa la butéel yi war a ñëwee yi nga war a jëlee Casamance yi nga war ko jëlee Guinée léegi dañuy dem ba Guinée Bissau fépp la ñu dem parce que yaakaar la dañuy wax ne làmb foog reer la waaye pour daanu rus te doo ci yem yow kese yaag say famille yëpp ay rus loo tax mu garaaw léegi foo xam da ngay dem di ñaanlu pour yàlla dama ni foo xam da nga fay dem am na ñoo xam ni fu ñu xam ñu nga fay dem. waaw loolu dëgg la ñun itam. waaw mooy dëgg. suñu gaay yi. ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal yàlla yéen ñi nga xam ni. suñu da ngeen ñoo bëgg gëmnu jël seen doole jël seen alal jël seen ay relation di ko jël di ko use pour suñu réussite. ñun waa PAF production ak suñu équipe. ak Siteu ak Papa Sow yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñi ñuy jàppale. xam ngeen xam nañu. waaw affaire bi amul làqatu. amul làqatu. non métti na moom. waaw métti jamono ji moom wax dëgg yàlla. man sponsorisé naa làmb. waaw. ma war a dem plateau ma yegg plateau mënu ma wax. doo wax. yow mi man mënu ma wax. ma xam ne affaire yi laal na ma. dama xamul ba ci fan laa jéggi wala fan laa. il faut ñuy laal ñun tamit. sponsor laa la wax ma dem ba plateau mënu ma wax. organisé naa lamb man. aw ma lu may wax aw ma lu may wax. organisé naa lamb. Habib. waaw lamb ji jeex ma tekki sama baas. Habib sant yàlla. Habib man organisé naa lamb suba ba ngoon sama doom doxul. barke Cheikh na Cheikh Sad. suba ba ngoon jot. sama doom doxul. ñu woo ma. ci biir lamb ji ak préparation yëpp man leen toog leen rek. dina jóg. waaw c'est-à-dire lamb ak ay bagaasam. dafa garaaw dafa garaaw kon mystique lu ñuy wax lu dëggu la lu leer la ci làmb ji lu wér la. mais duñ lu ñuy naatable. lu wér la. du lu ñuy naatable. mais dama ni
àdduna wërngal képp nga jël arène nationale duy ko ay doomu aadama ba mu fees dell di leen xool ñu lay xool ñu jàpp sa tur di ko wangee ci dëkk bi nga defa ni loolu yomb na yombul yaa mbër may simeeku ak mbër mi simeeku yaa mbër may simeeku am promoteur bi nga xam ni moom la ñuy jàpp Abdou Fall loolu leer na mais ci kaw loolu maa ngi ziar suma doomu ndey association vétéran wu Parcelles Assainies yi nga xam ne Ousmane Gassama ko jiite ak association vétéran wu Cambérène yi nga xam ni Babacar Mbaye moo ko jiite sama gars yi maa ngi leen di ziar di leen fàttali le 5 ngeen taxaw ci le 5 sax dañu am ñaari événement dañuy ñun dellu ci suñu terrain wu Parcelles Assainies bi stade municipal bi pare na le 5 la ñu le vétéran yi war a commencé yu Parcelles ak yu Cambérène parce que rek dañu war a defar Cambérène macha allah donc foofu it ñu ngi féliciter encore état du Sénégal par le biais du ministère des sports donc suma gars yi maa ngi leen di ziara leen wax ngeen waaj ñaari événement la ouverture suñu stade bi ak lamb ji arène nationale ci ngoon si Pape ñu tëj parenthèse boobu ak sécurité ku ne Siteu wax mbooloo ku ne Papa Sow wax mobilisation ci wàllu sécurité ak ci wàllu dispositif sécuritaire autour du stade pendant avant pendant et après naka nga fas yéene taxawee ci bis jërëjëf El Hadj Malal am na loo xam ni sax xëy na dama koy wax nii mais jaaduwul sax ma di ko wax en public mais li ma la mun a garantir moom mooy ñi xam El Hadji Pape Abdou Fall ñëpp xam nañ je ménagerai aucun effort pour la sécurité de mes événements des personnes et des biens man loolu suma priorité la avant mon événement parce que c'est mon image qui est engagée et c'est mon image qui est en jeu et man suma image daf ma jaral lu ne ak lu nit mën a am ak nu mu mën a toll ma priorité c'est mon image d'abord kon bind naa kilifa yi am naa waxtaan yu ma commencé ak ñoom prévoir nañu ñoom ñëpp nañ ko dégg 600 policiers yoo xam ni dañuy sol tenue tas ci stade bi jëli ji mbër yi delloo leen sécuriser alentour yi. amateurs yi ak passants yi ñi nga xam ne sax ñooy nekk parce que dañuy wax ne souvent bu lamb ji tasee arène nationale ñibbi bi mooy posé problème. non c'est en amont et en aval. dama ne la dimanche 5. À partir de 9h. le matin. du matin. ba 0h. la sécurité sera de mise. loolu bu ko sax naatable. di ngeen jël caméra yéen ak ñeneen. di ngeen ànd ak man. dem xool du wër ñu toog xool. lépp dañ koy jël di ko jàllale ci journal télévisé yi pour wane préparation événement bi nangam ak nangam. parce que neneen la ñuy ñëwee ci làmb ji du parce que dañuy def pépé non ñi nga xam ni amateur bi toog ci këram sax di solo dinañ ko jox li xew ci yoon wi xew ci stade bi xew ci alentour yi yëpp. ba nga xam ni bu jógee rek day xam ni fii lay jaar. donc ça ce sont des dispositions qui sont déjà prises donc li ñuy ñaan yàlla rek moom mooy pour man d'une manière responsable waruñu woon sax renforcer sécurité bi bu demee noonu. mais j'ai dit d'une manière responsable moo tax ñu def ko parce que bu ku nekk defee li nga war a def ku nekk respecté sa bopp ku nekk jox cër li nga xam ni moo la tax a dem ci lamb ji muy lan seetaan lamb dem ñibbi sécurité sax warul woon mën a demee noonu. waaye daa am ñuy gàmmu am ñuy raas dem. day am ñuy gàmmu am ñuy raas dem. am ñoo xam ni yàq moo leen tax a jóg. ak ñoo xam ni il faut le dire ternir l'image de PAF moo leen di tax a jóg man nag du ma ko sàggane. ci kaw loolu après même en dehors sécurité boobu dama jëlaat beneen sécurité boo xam ni suma xarit suma doomu ndey moom it nekkoon ci làmb ji génn ci am société am. nekk aéroport muy Khadim Ndiaye. donc le boucher du dimanche. non Khadim Ndiaye lutteur laa wax. waaw donc j'ai pas de qualificatif à donner mais Khadim. incha allah dama ko jël mu nekk ci suma wet. jàppale ma ci organisation bi. avec son équipe. de telle enseigne que du ma yàlla du ma yonent mais daal. ku fa ñëw yàq ni gën a baax. dinaa
di nga gisal sa bopp ni en amont et en aval toutes les dispositions ont été prises. laata boobule bés le 28 bii nu jëm ndax tey le 21 dans une semaine am na combat yu am solo yoo xam ni ci la ñu jëm Gaston di sa natango promoteur que Habib moo ko taxawal bu nu ne Habib ak Tidiane Forza Pakala. Zos signe son retour wala dëkk Aliou Seye ak combat yi yamu ca toftal. muy ay xale yu am maanaam ñu am ci ñoom yàqin ni mën nañoo téye làmb ji ëllëg foog naa ne dimanche bii di ñëw yam ak le 28 itam làmb ji na sàjjiwaat. waaw làmb ji na sàjjiwaat ndax ku xam Pakala xam ki nga xamante ne mooy Forza. nga xam ne laala woon nañu. yaakaar naa ne làmb. combat bu métti la ñu bëri woon. combat ju métti la ñu bëri woon. Pakala dóor yu bëri. waaw Forza dóor yu bëri dóor yu métti Pakala nax ko bëri mu daan ko. waaw ndax ñoom ñaar ñëpp ay international la. ay international la léegi nag ñaar ñooñu dañoo xiifante parce que am na koo xam ne dafa yaakaar ne erreur la daanoo. muy Forza. waaw. te Forza bi ma xam ak Pakala bi ma xam làmb jooju xaw ma nan la ko Gaston trouvé mais suñu père làmbam jooju moom leneen la. Zos aussi maa ngi koy nuyu de passage c'est un ami. donc ñu ngi koy ñaanal jàmm. Aliou Seye aussi nit ku baax. làmb jooju daal làmb du ko dàq. waaw en tout cas daal li may ñaan daal mooy na jàmm am Sénégal. na jàmm am Sénégal. Inch'Allah. parce que ñun on est prêt ñun ay promoteurs yu ndaw la ñu. te bëgg nañu ñu topp ci seen tànk. kon xam nga làmb du fi jeex. bu nit liggéeyee boo liggéeyam jeex am na ku nekk ci ginnaawam di ñëw. kon donc nañu ñaanal ñun aussi ñu leen di ñaanale. ngeen màgg ci jàmm ak salaam ci jàmm ak salaam wutu leen. bu ñu amee tolof tolof tuuti ñoom aussi nañu am xel ñu jàppale ñu. wala ñu ñuy wan yoon. du dëgg. ndax man maa ngi dugg ci làmb le 27 bii laa waroon tëgg. mais am nu mu demee xam naa ne après damay tourner page bi. ba jig jamono. ana mbëri nga joxoon avance. bon ñu ngi fi mais damay tourner kii bi parce que coow li. da ngay bàyyi avance bi nax say. non dama ne damay bàyyi wax ji ci média bi. waaw ma am nu ma ko réglé. parce que lijjanti ko feneen. voilà dafa am wax ji fu mu mujjee tourner. te man wax dëgg si yàlla ku ma xam ne man affaire coow man waxuma ci dara. ndax coow jigul nit. te may dugg ci làmb mu commencé am coow ni te làmb yàlla xam na ne ñëw ma pour wut ci alal. damay ñëw rek pour yokk làmb. damay ñëw kese pour wut ci wut ko yokkute. ndax sponsor bii moo naroon génn ci làmb. ma ne sama patron doo génn ci làmb mu ne ma si damay génn ci làmb ndax dafa am ay promoteurs yoo xam ne dañuy ñëw ñu sponsoriser leen ñu wax la direct alors du ñu def direct. wala ñu wax la temps de face à face du ñu def temps de face à face. nga jox leen temps de blouson doo gis say blouson nit ñi ñu sol ko. kon mieux vaut man ma génn ma dem ci télé yi fay pour am visibilité. ma ne ko doo génn. kon donc bàyyil ma nekk promoteur li nga xam ne moom nga doon dugal ci làmb par at nga jox ma ko man ma liggéey. parce que man maa ngi liggéey l'écran mais li ma ñëw nii kenn fayu ma ko. te pourtant dafa yoroon agence boo xam ne daf ko doon fay xaalis bu bari. lu tax ma nangu loolu parce que dama ciy wasul ak parce que ci laay liggéey ci laay tedd. nit nag fi ngay liggéey di ci tedd na la jaral lu ne. kon donc image u l'écran donc bu dama demee ba làmb nar ma yàqal ci image u à travers image u l'écran man bien vaut ma bàyyi parce que sama image bu yàqoo image u l'écran dafay yàqu. te yaakaar naa ne loo xamante ne ñëwoo pour am ci alal. sa image bu ci naree yàqu rek bàyyi. moo tax may ñaan waa Sénégal ñu ñaanal ma ci lii may door muy promoteur ma am ci jàmm am ci salaam. te ñi may bokkal liggéey bi mooy mbër yi ak managers yi ak ñëpp promoteurs yi nañu xam ne ñoom ñëpp samay nit lañu. man ñëpp laa bëgg. bootul ci ginnaaw Pape Abdou Fall mais techniquement Tidiane. Zos jot ngeen a bëri. waaw la mu indi woon la mu mënoon ak na mu meloon mu toog daanaka 3 wala 4 ans bëriwul. dellu si jël xale bu mel na. Alioune Seye 2. ak fi mu jotee jaar ci ay combat yii ñu mujj gis. ndax du risque pour moom. non du risque ndax moom booy seet Zos maa ngi koy nuyu sax de passage ak Alioune Seye 2. wax dëgg yàlla nekk na ku baax. parce que dama dénk interview am TFM bi ko Malick jërëjëf muy wax ci man lu baax. wax nag sa mbaaxu waaye du wàññi sa mbaax dara. dëgg la ndax mooy sama mag may ma chance ñu bëre yàlla may ko ndam sama kaw. mu ñaanal ma tamit ma dellu si waat ba dama war a bëri le 19 décembre bi ma Alioune Seye junior. yi ñaan yëpp ku nekk Alioune Seye ngeen yor. waaw Alioune Seye 2 la yore yow Alioune Seye junior laa yor waaw. waaw kon nag dafa nekk combat boo xam te ne tey jii nii combat diggante ki nga xam ne mag la ak ndaw
ba pare loo ci gën a loo ci xamul nag moom mooy Zos daan na ma ko Alioune Seye 2. daan na ma ko Alioune Seye 2. daan na ma ko Alioune Seye 2. kon Alioune Seye dafa indaale revanche ci buy ñëw. day ñëw ak revanche. loolooy gën a neex si làmb ja. te nag Zos am na côté bu mu mënee mooy dellu si. dafa mën dellu si parce que gis nga ko am na ay jamono. mu dem ñëwaat raaroon na ba si yàgg mu ñëwaat. bi mu ñëwee tegal ci la ñu daanee ñun ñii daan ci ay kii Boy Niang yeneen mbër yi. xaw ma nag dina andi loolu. waaye kii muy bëre. mais ñàkk mën a bëre arène musul bëre arène nationale. bu ñu bàyyi bëre arène nationale tijjiwul bu ñëwee ndax du réer. non mënut a réer xam nga lu tax. arène nationale day pour làmb. kenn du réer foofu. ñun fi ñu doon bëree dañ ko moomut mooy ay si gazon lañ doon bëree. foofu moomuñu ko dañ ñuy tegal base ñuy tarxiis bëri na mbër yu daan ay tarxiis lañ daan. waaye fee da ngay samp ba si wokk bi dugg si suuf nga soog a mën a jàkkaarloo bëri. kon mënu ma gis ne day réer foofu noonu. ki may wax si Alioune Seye 2. dafa nekk mbër moo xam te ne daanaka ay génération dañ ko xaw a raw tuuti. mais day mbër kaamil. amul looy manqué si moom du xeex ba du bëri ba du supporter dafa am lépp. macha allah ba pare mën a bëri ba pare am yaru. dalay jox cër ba làmb ji jeex ba làmb ji jeex sa dalay jox cër moo tax combat boobu noonu day jafe sax pour nga promission waaye en tout cas làmb ju neex la. waaw làmb la ju neex ñu wax itam ne le jeudi yemoo 28 ci weer bi. am na face à face. bu war a dox diggante Boy Niang numéro 2 ak. le 25. Tapha Tine non le jeudi. waaw le 25. jeudi 25. waaw jeudi 25 lay doon. Iba Mar Diop la promoteur bi Pape Abdou dafa topp say tànk. dafay def face à face stade Iba Mar Diop ba noppi ni entrée payante la. ku bëgg ñëw ci face à face bi danañ la fuyee ndax yoroo ngànnaay ba noppi da ngay dagg sa ticket dugg. loola di bés bu nga xam ni mooy jëm ci bésu grand combat bi nga war a bëre. le 19 décembre. fële ca arène nationale. foog naa itam ñaari mbëri kii dem na France ñëw démarre France dafa ci toog ci ruxam kii ñu tubbee ko takk ci rip ndax ku mu jàpp dina la arrêt ba nga wàcc ku fa laaj Elton laaj Bombardier Boy Niang ni ko. maay borom fonde bi. man maay borom fonde bi. faw nga ñam. faw nga naan. waaw moom daal ku ñëw mu jox la kaas. fonde bi dinañ ci def l'écran yëpp la ñuy boole jax sa jox la ndax Tapha Tine dina guuxam du guux. waaw El Hadji Malal da nga fi wax ñaari promoteur yu am solo ci làmb. muy Gaston. damay sant yàlla. bi mu génnee ci làmb. moi j'ai toujours dit que nit ñi may ñaan rek mooy ñi jóge woon ci làmb nañu ñëwaat. parce que la seeni doom seeni sët ak seen njaboot ñoo leen soxla. kon grand Gaston ñu ngi lay féliciter di la encourager. ñaari mbër yi muy tëgg yépp dama leen tëgg. muy Pakala di Forza. Forza defe naa ni carrière am li ma ci tëgg bari na. Pakala yi tëgg naa ko. mais ñaari mbër la yoo xam ni. ku demul arène nationale di nga perte lu bari. parce que lu ne mën na ci am ku ci naagu daanu lu leer laa la wax. bu ñu ñëwee ci Pape Thialis Tapha Tine Boy Niang ñaar ñi itam ku nekk joué naa ci sa carrière. waaw Tapha Tine bi mu génnee ci tournoi Gaston bi maa ko relancé waat contre Boy Seye. ci la ko takkee. Rasco. jeex na waaw sukkur bi. Boy Niang presque combat yu bëri aussi tëgg naa ko. donc di ñaanal mon ami encore Pape Thialis li mu def innovation la. defu ko pour wut xaalis mais da koy def pour fluidifier un peu événement bi. parce que comme li nga wax léegi ñii raas déem ak ñii raas. ak ñi gàmm bokkuñu déedéet donc. jaadu na man def naa ko ci Cité ak Papa Sow. foofu Iba Mar Diop. c'était bien. non da ngay liggéey coolement. avec un public bien. propre ñëw toog mu dem. waaw donc ñu ngi koy encourager di ko ñaanal yàlla it jàppale Gaston jàppale Pape Thialis ci bis yi parce que loolu la ñu soxla. ay événement la lii la réew mi soxla. ñu décompressé wu parce que pression bi bari na ci Covid la ñu génnee coow yi bari na. donc nañu jàpp ci làmb ji jàppale promoteurs yi ba ku nekk vraiment lii nga engagé wu. di génn ci alhamdulilah balaa ñuy dem ci leçon du professeur nu waxal Papa Dia production bi tëgg làmb joo xam ni làmb simple la Adrien Senghor dimanche 19 décembre lañ ko tëgg mise bi 1 million la Papa Dia Takmida di chef technique ci TFM ak RFM nekk itam promoteur. suma xarit la suma doomu ndey la. te it xam na. ni suma frère la.
mënoon na yem ci technicien mais dafa jël investir moom itam nekk promoteur di tëgg lutte simple. affaire bi noonu la. parce que gis nga àdduna boo ci nekkee da ngay am njariñ. il faut être toujours ou bien il faut toujours essayer d'être un modèle. am loo jariñ sa réew bu ëllëgee say doom ñu leen sa baay daal mooy amoon na njariñ. sa baay daan na dimbali doomu aadama yi. sa baay du yaafus sa baay du workat sa baay ku diiñ la. du dëgg sa baay du siif alali jàmbur sa baay du dunde alali jàmbur. sa baay day ñaq pour dund. kon loolu dafa rafet. yàlla na ko yàlla jàppale moom Pape Dia. donc guerrier la. maa ngi doon wax sécurité bi. commandant Thioune itam bi nga xam ni kenn du moom. mbër la de jàmbaar vraiment ñun dañuy toog mu régler lépp ba affaire bi dara desul lu dul bës bouton mu bësal mu ni ñu bës leen bouton. ñu bës. Sénégal jëm kon njabootam ak waa police rek waa Mbuur ñu ngi leen di seedeel ni. am na njëriñ ci réew mi commandant Thioune du yaafuus de. am na njëriñ ci réew mi yàlla na ko yàlla jàppale. yàlla fay ko xolam. parce que esprit d'ouverture bi mu am. dafa raar. waaw yàlla na ko yàlla jàppale. nu waxal tam Sidi Diakhaté ni dafay tëgg lamb le 12 décembre drapeau du réseau d'appui pour le développement de Thiès parrain ba Habib Kala nee na Auguste ak moom mooy kan mooy na combat bi Tivaouane la contre Auguste ak Mbagnick ñoom ñoo koy bëre. ñu daal di déglu itam benn élément ci combat bu nga xam ni kii di maire Malicounda moom moo di parrain bi di Maguette Sène nekk itam directeur bu kuddu am na lu mu ci waxtaan ak Slëf ak Malick Thiandoum ñu tënk ci lu tuuti directeur ak téléspectateurs yi soogam di ñëw nag leçon du professeur pour tàggoo. waaw xanaa di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di jaajëfal TFM ci déplacement bi ngeen def ñëw def ko ci suñu commune di Malicounda ñu am mbégte bu rëy nag ci choix bi nga xam ne wala honneur bi nga xam ne Gaston defal nañu ko tudde ñu làmb ju mag ji nga xam ne mooy diggante Pakala ak Forza donc Pakala nekk doomu Mbour waaye Forza tamit ku nekk xam na ne doomu Médina la doomu Dakar la ñoom ñëpp ñuy benn donc dans tous les cas làmb la sport la jeunesse la. bu ñu ci Gaston joxee cër boobu mooy liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def jëmale ko ci jeunesse bi ci jox leen emploi ci jox leen lu ñu téye ci occuper leen ci développer sport bu ñu may occasion pour ñu war cee mën a participer vraiment dañ koy jaajëfal participer ci donc dañoo participer ci làmb ji parce que jàpp nañ ne sunu waa dëkk lañu et que comme ni ma koy waxee toujours ci sama mairie secteurs yi yëpp ñoo am importance dañu bàyyi foog ne fii rek moo am importance fële amul importance football am na importance électrification rurale boo nekkee maire am na importance adduction d'eau am na importance école yi am nañ importance waaye làmb tamit dafa bokk ci sunu aada bokk ci sunu cosaan nekk sport ay sunuy doomu dëkk di ci yëngatu ni ñu waree jàppee ci yenn secteurs yi lañ ci war a jàppee parce que day occuper jeunes yi te di leen day développer tamit benn pratique sportive la boo xam ne bii non seulement au Sénégal dañ ko fi fonk mais au niveau africain au niveau international pratique la buy permettre à ce que nit ñi di exprimer wu sportivement parlant waaye tamit di générer ay ressources ak ay emploi drapeau bi moomuñ ko dañu ko tuddee waaye drapeau comme ni nga ko waxee drapeau président Macky Sall la d'abord parce que fépp fu ñuy bu ñuy tudd tey ci politique di ñu xam au niveau national ginnaaw yàlla président Macky Sall moo tax moo ñu jox ay responsabilités yi ñu permettre ñu wane suñu bopp liggéey ba nit ñi apprécier ñu ba ñuy tuddee lii wala lële donc dañuy jëlaat combat bi yëpp delloo ko sargale ko ngir liggéey bu rafet bi nga xam ne mi ngi koy def ci Sénégal investir fépp ñëpp mën cee teg seen bët ñëpp mën ko gis donc Gaston di ko jàppale man tamit moo war a mën a ñëw jàpp ci waaye maa ngi delloo combat bi tamit waa Malicounda ñi nga xam ne bi ma président tànnee am ci man yaakaar ñoo ma jàppale ba président amul njàqare amul maanaam déception ci jàpp boobu ma jàpp ñoom ñëpp di samay mbokk di waa Malicounda taxaw nañu saa yu ma leen soxlaa doon benn bopp mobiliser bu président soxlaa ñu taxaw bu Maguette Sène soxlaa ñu taxaw bu askan wi soxlaa ñu taxaw donc ñoom tamit maa ngi leen di delloo combat bi di leen ko jagleel ne leen daal seen honneur la. waa Kuddu aussi kenn du dem ñu des. waaw Kuddu tamit da di foo xam ne ay xale ñoo fay daje. te ku wax xale wax sport je crois que Kuddu même am na ay mbër yoo xam ne yi ay étudiants lañu donc nekk milieu jeunesse nekk milieu wu sport donc bu ñu tuddee làmb ji ñu nekk DG Kuddu tamit dañuy jël ko jaglewaat ko étudiants yi tuddee leen ko xamal leen ne daal incha allah ci année universitaire bi daañu fexe ba sport amaat beneen xar kanam ci Kuddu loolu xam naa ne fii laa koy waxee mais loolu lu ñu mébét la lu ñu nar a def la ci wàllu domaine yëpp nag muy domaine u làmb waaye muy domaine u gymnastique muy domaine u football muy domaine u basket. acca
tubarkalla ma nga noonu kooku mooy Maguette Sène di maire Malicounda nekk parrain combat bu mag boobu nga xam ni Gaston moo ko taxawal leen itam balaa ñuy def leçon de professeur dañoo gis message suñu mbokk photographie ñu laajte seen accréditation ñoom pour ñëw si combat bi le 5 décembre cité Papa Sow naka lay demee. photographe ñan lañ. est-ce que du ay freelance. ay freelance. dañu dem jëndi billet dem nañ ko dem fay. est-ce que c'est une obligation de donner des accréditations. bu dee presse bi. dama ni. bu dee ay photographe yu nekk si ay organes de presse. dama ni li ma la mën a wax mooy. ku ci soxla image yu mbër foo ko lijjantee di nga ko lijjanti. sama événement maa ko moom et j'accepterai pas une pression venant de qui que ce soit. loolu que ça soit clair. ni ñu amee seen indépendance. di laaj li leen neex. noonu laa amee suma indépendance pour gérer suma événement. samay accréditation suma événement maa ko moom. kenn defu ci sa dërëm. kon doo accrédité benn photographe. non waxuma duma accrédité. mais j'accepterai pas une pression venant de n'importe où et de n'importe qui. déedéet ban lañ ma indi lan lañ ma jàppale affaire bi dafa yomb. lamb jot nga ñëw taxaw solu ba rafet ñëw ne nangam ak nangam dama soxla accréditation foo wat foo ko teg alors il faut que ñu revenir sur terre dama ne la ñetti télé ñoo ma jàppale ñu télé yëpp ak may dégg ñoom laay jox accréditation ba gis leneen. site yi toog naa ak ñoom ci hôtel wax ak ñoom ku ma jàppale wu du ma la jox accréditation yaa ngi fi maa ngi fi. ku xamul Abdou dégg nga ko dama ne la. ku cotise pas njàcc pas. mais ndax tam du jaadu nga dajale comme que ñoom am nañu association photographie par exemple ni leen mën naa ci yéen juróomi accréditation ñoom ñu seet nu ñu koy lijjante seen biir. lu tax ma leen di dajale. pour mën a respecter li ñu tuddee. ñoom dama ne. non ñoom bu fekkee ne sàkku nañu pour ñëw ci yow xam nga tam dafa am lu ñu tuddee le droit à l'information parce que sénégalais yëpp bëgg nañu bu ñu seetaanoo làmb ji wala ñu seetaan ko pay-per-view bu ñu xëyee Sénégal day def revue de presse day dem xooli journal bi ñu def le film du combat. loolu itam day bokk ci li yokk combat bi coow. Alaaji Malal. waaw dama lay wax benn mbir. nous ne sommes pas des novices en la matière. ci lamb ji buñ ci deful ñaar fukki at ak léegi mu jege ko. nit ñëpp xamante nañ. xam nañ ñi nga xam ni ñooy liggéey ci lamb chaque samedi ak chaque dimanche. xam nañ ñi nga xam ni événement rek la ñuy xaar. pour venir te mettre la pression avec Abdou moom dama lay wax benn mbir. pression. avec Abdou égale 0. non man ba léegi li ma bëgg dégg ci sa gémmiñ dégg nga Pape Abdou Fall ma dama bëgg nga wax man ndax am na ci ay photographes yoo xam ne c'est des photographes reconnus professionnels nekk ci organe di liggéey ñooñu yow sama wax nga ni identifié ngeen xam nga leen ndax ñooñu di nga leen jox accréditation wala da ngay rek yam ci lim bi nga wax léegi mooy site yi la jàppale ak télé yi la jàppale yam foofu. loolu dama ne je donne l'exemple. aujourd'hui. du publicité. mais am na fi journal boo xam day def làmb. du dëgg. léegi ñaar lañu suñu làmb la. non xaaral rek. am na suñu làmb am na arène bi. waaw xam nga ñooñu. dañuy gis ni dimanche bu jot. ñu ngi suñu wet. xeebuñu promoteur bu ndaw bi. xeebuñu bu mag bi. ñu ngi fii. du dëgg kooku tey bu soxlaa accréditation. ñun dañ ko koy yombalal. bokkut ak nag ki nga xam ni day toog ba bis bu rafet jot. mu sol ñetti ab doom wala costume ba rafet wekkoo ak ay appareil am naan ma maa nga jugee Washington ak maa nga jugee BBC man gëmuma yooyu. yàlla moo ma natt maa gëmul loolu man. li wax ji li ma bëggoon dégg mooy nga di nga jox accréditation ñi nga xam ne dañuy liggéey si la matière qui est la lutte. loolu laa bëggoon xam léegi Tidiane Habib sànq dañoo am écho woon ci sa présentation benn muy sachet bu ndaw bi. wane nga ñaari sachet yi nga xam ne mooy baax ci mag baax ci ndaw. baax ci ñi nga xam dañoo am bëgg perte poids comme sama classe gi ak ñi am jabet. waaye am na boo kaaw ci suuf. waaw muy sachet bu ndaw bi 20 grammes bi sachet bi. waaw 20 grammes bi. dañ ko jagleel ñi nga xamante ne xamuñu économiser. waaw xam nga des fois nga borom kër dafa métti. des fois nga jënd lii liggéeykatu ci bi ci kër gi. du ma wax mbindaan ndax ñun ñëpp ay mbindaan la ñu. liggéeykat bi ci kër gi du xam ni nga ko amee. wala sa doom bi nga yar du xam nan nga ko amee. ba jënd ko wala sa gan gi sax. voilà day tibb kudd yu fees del. waaw te lii boo defee kudd bu ndaw rek. mu saf saf wallaay du dëgg. wallaay moo tax boo gisee naar mu gën a xam meew. parce que naar boo déggee zirik. zirik du la saf dara. Pape Abdou xam na zirik. du la saf dara te pourtant li mu am njëriñ. meew bu far amoo ko njëriñ. wallaay. du la gaañ du la sonal. ndax meew benn dafa am graisse.
waaw pour nit ñi xam loolu. donc lii pour loolu la. nga xam ne da ngay ñëw rek. économiser rek. daggal ko. waaw ku ne benn. waaw. ku nekk ak sa ñaari sase wala sa benn yaa moom bii. waaw. diw yaa moom bii. diw yaa moom bii. wallaay te neex naa dagg tam boo leen tudd rek mu topp la. léegi yow di nga xam ñaata ngay jënd ci l'écran ak kañ lay jeex. mais bu dee bii da nga koy jënd tey suba nga gis ko mu jeex. waaye Golbert da koy max ba mu jeex. ana meew mi jeex na. day yow mu weex sol. Golbert da koy max ba mu jeex tàkk mu tëb taxaw boo. wala Tidiane jóge entraînement rek ñëw. ñëw ba lay. waaw Tidiane jaaree benn yoon ñaari yoon ah. dox de. alors Tidiane ñu ñëw ci leçon du professeur pour jeexal lan ngay ñu tey. waaw nañ dem ñu xool Maaw lu ñu andi génneel. Maaw ni gar mi wax na biir. salaamaaleykum rek dañuy ñëwaat rek si ba léegi si leçon professeur tey li ñu andi rek moom mooy ci mboot la rek maanaam ci xeet ga la ñoom ñoo bokk maam mais bii nii bras volet la rek comme boobu noonu comme mboot la action bii nii amoon na lu yàgg depuis 2008 2007 lañ ko amoon ci classe boobu noonu la ko le professeur defoon. Sénégal exactement voilà moo tax mu def nii différence bi voilà exactement loolu la gis nga li mu def nii mel ni ku boot sab liir daal di koy sànni loolu la mbay ne bravo la tudd kon technique bu doy waar la jërëjëf parce que xoolal na mu yëgale waat waa ji ca gannaaw delloosi ko commentaire ma ko may gis nga fi mu jàpp dafa jël loxo bi dugal ko ci pox xam nga fan bëre bi nekk ci sambu dafi bu ne jambu gauche bi fu mu nekk fu la technique bi nekk ak fi mu jàpp ci poxotaan ci waaw yomb na nag jafewut mais il faut nga am entraînement il faut nga am vivacité pour def ko il faut nga am physique normal pour def ko parce que yow risque bi ngay def ko boo amul yooyu yëpp doo ko def parce que dinaal bi ñu lay songee mbaa yow ngay jëli ji boo jëlee da ngay këf avant bras bi boo këfee avant bras bi fii nii da ngay def déplacement parce que arbitre bi bu nekkee da ngeen bëre dóor la da ngay dóor uppercut da ngay dóor benn uppercut ñaari uppercut mais boo dóoree benn uppercut da ngay def changement bi moom da lay topp. boo defaatee nii changement da lay toppaat léegi nag boo ci ngay amee troisième bi parce que déplacement bii la rek bii la bii la rek ci nga koy mën a amee normal waaye bu nekkee amoo déplacement bi moom mënoo ko def mënoo def action bi il faut nga am déplacement bi ba da nga koy gëmloo ne tey jii nii fi ngay jaar doo fi jaar xel mi du sa nekk léegi boo defee benn pas deuxième pas bi troisième pas bi ci ngay defee contre attaque bi ñëw andi ko. léegi sa mbagg bi da ngay gis ne si suufu poxataanam lay jaar andi ko moo leen andi loon dimanche bi tey jërëjëf ñu bàyyi beneen dimanche. jël baa ngi noonu foog naa ni yàgg na ci top 5 bëre ci émission grand Bécaye Mbaye papa Bécaye Mbaye Bantamba Jaguar jël bii ko Tidiane Faye jël wër na Sénégal wër na àdduna tey nga indi ko ci leçon du professeur daal di toj cax bi faram fàcce ko technique bi rax na judo. waaw rax na judo. rax na judo waaye xam nga judo da nga koy génne si bëri rek. parce que lépp judo rek bëri la. loolu lay problème bi moo tax ñoom biñ da ngay seet ne Malick Thiandoum keroog bi muy rapporté combat bi da ngay dégg am na ku toogoon ak moom judoka la. da ngay dégg mu ne lii ñun si ñun ñu ngi koy wax bras volet. bras volet waaw. waaw mais léegi lii yëpp comme li ma expliqué sànq ci mboot la rek. ci mboot la parce que risque bi may jël ba bi arbitre soufflé fur sama diggante ak Jaguar ma dóor ko ku daw jël téye avant bras bi def déplacement bi jàpp ko uppercut xel mi dafa nekkoon ci uppercut bi kese mais 2 fois yi ma def déplacement. gisul loolu mënu ko gis. parce que chaque jour su ma defee déplacement damay jëm uppercut def déplacement jamaat uppercut def déplacement su day même troisième day yaakaar damay jëm uppercut mais uppercut bi day ñëw romb ko ba sama mbagg bi moom mooy dugg ci pokotaan bi ma mën ko andi. moom moo tax gis nga ko kii nii borom ngembulu bulali mu ngi koy def borom ngembulu xonq gis nga ko. gis nga ko da koy andi normal. loolu lay problème bi nekkul technique bu jafe mais il faut nga entraîner pour am ko da ngay am vivacité. am résistance tànk yi fa la force ak ndiglu fort am doole. waaw loolu mënta ñàkk moom. parce que risque la mais làmb lépp risque la. mais nag leçon ba boo maîtriser. yow ku la jàngal li
non ñun moom xam nga làmb moom li ñuy wax rek yàlla dogal na munoo motal lépp. munoo toll ni mbër yi mën a bërit lépp soo gisee yàlla may ñu caay boobu noonu mais yàlla may nag tuuti bëri nag. waaw. xëy na tolluñ ñu mbëri nag. waaye wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla daal bu baax. yaa ngi pare sa combat le 19. le 19 décembre. yaa ngi koy pare ñu ngi koy préparé bu baax incha allah. yaa ngi loolu wala commencé koo naan fonde guddi. non ñu ngi si bu baax daf ñu fekk ñuy préparé sax ñun daf ñu fekk ñuy préparé sax wax dëgg yàlla waaw. parce que ñun moom ñu ngi tout chaque jour ñu ngi suñuy entraînement. macha allah parce que làmb comme li may wax chaque jour nag man neew ma gudduma rëy ma ñu ne ma demal bëri ji. mais man maa bëggal sama bopp làmb moo tax ma dem bëri ji. loolu lay tax moom moo tax du ñu xaar ñu ne ñu dem ne entraînement li ñuy war sax si làmb rek la ñuy def dem préparer yi di ñaan yàlla rek mooy ñu ndam ci làmb jooju noonu. jërëjëf waaw jërëjëf Pape Abdou ñu daal di tàggoo ndax émission bi franco laayu na. def yëfu mbër rek. ayca parce que bu lekk olom na ko gërëme coy. Siteu Papa Sow le 5 décembre la. parrain bi Mame Boye Diao la. fàttewu ma it suma xarit suma doomu day Matar la. bii xaral ma wax leen ko. defe naa ni. yëf yi leer na léegi. non bii yàgg naa leer yooyu itam. 3000 la 5000 10 000 ak 25 000 francs. xam nga ni loolu. 3000 5000. voilà 10 000 loge mooy 25 000. vert jaune bi mooy 3000. rouge bi mooy 5000. annexe loge mooy 10 000 loge bi mooy 25 000. xam nga moo tax ñu ne la guichet fermé lañ ko bëgg def. bu ñu paree ci loolu gërëm encore la banque agricole du Sénégal ñu ngi nii. ñoom ñoo ñu jàppale. ak seen solution bi nga xam ne mooy Agricash. ñu mën ci jënd fay maye ci denc ci. dañ ko télécharger ci App Store. gërëm aussi ESEF entreprise de nettoyage la Serigne Fallou bu Khady Diop Sow bu Parcelles Assainies. gërëm encore mon ami mon frère Yougo Sow. bi nga xam ni moo tabax Sénégal ak Afrique de l'Ouest. ngàcce ngaalaama doomu réew mi la bëgg jeunesse bi parce que mënoon na def comme yeneen ñi def fii lambu am ñi fi jariñ bari na. ba seen aajo fajoo dañoo fàtte jeunesse bi doon consommer seen ay produits. mais moom mu nga ca ba léegi di delloo buum ca boy boy ga yàlla na ko yàlla jàppale. di ñaan yàlla it bis bi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin xamal leen ni à part dernier face à face bi ak triplex boobu ñuy def. organisation bi Fallou Ndiaye moo koy coordonné ak Assane Ndiaye ak Yande Diop. PAF production Serigne Abdoul Aïssi Henri Khady Léonie madame Cissé donc ak Samba Fall ñun ñëpp groupe la mais dañu jël lépp. delloo ko ñële. xamul tax. dañu sonn ci ñun. jël seen ay site jël seen ay outils yi ñuy liggéeyee war ko commercialiser jël ko. jébbal ko PAF production man nag damay nit koo xam ne. ku ma lebal teranga ma dinaa du ma ni mën naa ko fay mais danaa def ba def lu ma mën. man yàlla moo ma binde noonu. parce que damaa mën defante. kooku yàlla moo ko dans le bon sens. waaw dans le bon sens ak beneen sens bi yëpp mais comment mais dafa tàng jër tey mais non c'est-à-dire xoolal. nit ki lu mu mérité rek lay am. dëgg la combat moo métti nag. non te dama la wax benn yàlla gëmul nelawul. man Alaaji Abdu ku ma jàppale ma jàppale la. ku ma xeex ma reyanteeg yow ba bët set. te du ma bàyyi man sama xeex xam nga du jeex. Mbadou. déedéet yow xam nga. waaw wallaay wax dëgg dañoo bokk deret. wallaay wax dëgg sa papa sama nijaay la. wallaay wax dëgg kenn duñ dem naa ni. déedéet beneen bi ci des mooy. ñi nga xam ne ñu ngi sonn ci man. mu jaral leen di taal seen oto di dugg ci àll bi pour rek Pape Abdou Fall am ndam. di wëlbatiku di ma jàppale ngir rek nit du mën a yegsi ci man jël seen bopp joxe ko ba mu jeex takk pour rek kenn du ma yàqal xam nañu ma xam nañ leen maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen xamal ni tànk yoon wi jeexul waaxu sa du jeex. barkalla Tidiane ñu tàggoo ndax Habib la non bàyyi ñu tàggoo ak Habib. bu jéeg Tidiane Habib di la gërëm déjà bu baax a baax ci taxawaay bi nga am si làmb mais di la gërëm si taxawaay bi nga am si sunu émission bii nga xam ni dañu ko séq ak Malick Thiandoum tey ñëwul ndax dafa am làmb simple bi mu dem couvrir yi. moo tax ñëwul waaye am na làmb ji mu defoon ngeeneen bu ñu noppee mu la ñuy teg pour tàggoo ko. Pàcceer yaram wee xaw a sutante tey jii. tax ñu wax ko mu biir ak ay bës ngir mën a noppalu
ak Lamine Samba bi nga xam ni saa su ne mooy xàll yoon wi pour ñu daal di mën a yegg si ñu indi produit yi nga gunge ñu ci diirub at nag def ci Pastef def ci yërmande def ci laabébéer ñu la koy gërëmee bu baax baax te di ñaan yàlla barkeel bu baax baax l'écran mu siiw jar te jig waa Sénégal. jërëjëf Malal di la gërëm bu baax a baax te du ma fi jógee nag te gërëmuma sama waaja xam naa su ma ko waxee waa Sénégal yëpp dinañ ko xam muy Lamine Samba. fu ma tourné rek ñu ne ma ana sa waaji. wallaay donc maa ngi koy nuyu de passage donc di gërëm Malick aussi di ko ñaanal jàmm ak Pàcceer. donc di nuyu waa TFM yëpp di leen jërëjëfal parce que man fii bu ma ñëwee toog. wax dëgg si yàlla damay am ouverture damay xam ne fii sama kër la. ndax TFM dama fay yàgg di ñëw. dama ko miin. donc di gërëm kilifa yi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci TFM ak ñi nga xamante ne ñoom ay employés lañu. ñëpp. donc di nuyu waa Sénégal di leen gërëm di leen sant di leen sàkku ñaan. man maa ngi leen di sàkku ñaan bu baax a baax ndax xëy na bu màggee bu yàggee mun naa am njëriñ ci dëkk bi. am nga njëriñ ba noppi. voilà am nga yàlla njëriñ si donc di nuyu di gërëm sama patron. di ko wax ne moom ni mu fonkee Sénégal na xam ne waa Sénégal dañ ko jar. ndax ñu ngi koy jàppale kon na gën a fonk Sénégal. parce que nit man dama du ma tàyyi di wax loolu ne nit jarle na dara. nit déggatu ko nit gisatu ko. nee naa ko loolu nag bu mu ko mus a dal ci àdduna. lu ko Sénégal jaral rek na ko jaral fukk. moo tax yemul ci télé yi de lu muy def ci ay lu baax te moom daf ma naan ngir yàlla li laay rasulu Habib bu ma yóbbul média bu ma yóbbul dara. loolu yëpp mu nekk loo xamante ne dama ko ciy remercier. surtout crèche yi nga xamante ne xale yu ndaw yi. ñu ngi leen fay yor lu mu fay dugal ci ay loxom. mais daf ma naan bu ma yóbbul li nga xamante ne. mooy kii. donc maa ngi koy ñaanal bu baax yàlla taxawu ko. yàlla yéggee ko fu mu war a yegg. di ñaan jàmm ci dëkk bi di ñaan salaam ci dëkk bi surtout élection yi ñëw. nañu dal. di ñaan ñi nga xamante ne ñooy supporters yi. ci làmb ji ñu dal. ñu xam ne làmb ñun. suñu baax la rek. waaw sport rek la. du génn Sénégal du génn Sénégal. nañu gën a bëggante. bu ñu bëggantee rek lépp sotti. di gërëm Mao bu baax a baax Mao Cissé. nit ku baax. l'infatigable Mao Cissé. sama xarit sama doomu ndey. ak Medoune ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. di la gërëm bu baax a baax Malal yow aussi vraiment. jërëjëf chapeau. macha allah merci grand. jërëjëf Tidiane le dernier mot te revient. waaw comme li may wax rek damay nuyu sama mbokku séeréer rek. ñu Tidiane Faye naa sim naa noonu jokkaan noonu ren. layaat yooyu koy jegaam combat le 19 décembre ñu fa Alioune Seye Junior layaa foog Djilor foog koy widuna fop mais xooyaan na combat nu moƴ ne tam di nuyu nag kilifa diine yi ak kilifa aada yi yëpp di nuyu sama sëriñ Abbas ibnu sëriñ Bass Anta ibnu borom daaru di nax mbax nag maawo ne ko nag TFM man maa la dénk naa leen combat bi yow maawo solo laa ko teg nga teg ko ci kilifa yi malal ngeen jàpp ci inshallah waaw noonu lay demee ma xanaa ma wax ki ma fa kiyal rek solal li nga xam ne mooy bàyyi fësën rek moom mi ngi nekk fii nii ci Yoff fii nii mi nga xam ne moom mooy borom Dubaay day dem di ñëw ak Sine numéro mi ngi nekk 956 42 81 956 42 81 ma koy ziare bu baax di nuyu nag sama mag bu baax nga xam ne dañ may jàppale ci combat yu bëri muy Babacar Faye ak ay rakam yëpp ñoom Salif Faye ñoom grand yëpp ak suma DG yi nga xam ne ni mu tey jii moo nekk sama kilifa kii fee may liggéey muy ONFP Souleymane Soumaré maa ngi koy ziare bu baax borom Diourbel di ziare kilifa di ak Lamsaar nga xam fu laa juddoo fi ma nekk fi ma dëkk fa noonu ak waa Lamsaar di nëkk di encouragé suma rakk bi nga xam ne di ma doon bëri tey di Abu Ñaasa di ko nekk làmb noonu la ñun amu fu ñu jaarut ci làmb mais nag yoon moom foo mu am pakasal pour nga gën a xam fi ngay jaar ñu koy ñaanal yàlla combat bu mu amaat yàlla na ko yàlla defal jàmm nuyu sama président Cheikh Niang ak sama papa Max Mbargane jërëjëf bu baax a baax di gërëm Papa Abdou Fall di la gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla dëgëral taxawaay bi ñu gërëm aussi Max Mbargane comme ni mu ko waxee Cheikh Ndiaye Cheikh Niang ak Père Ba parce que ñoom laa lëkkaloo ak Cheikh Niang président Lamsar ñoom laa lëkkaloo ci combat bi vraiment ñu ciy jàpp te sonn ñu ci benn yoon yàlla defal leen jàmm defal la jàmm yow defal ko Tidiane defal ko Habib di wax sénégalais yëpp nañu consommer l'écran bi parce que mooy jàppale askan wi
voilà meewu askan bi jërëjëf di gërëm ñëpp ñoo xam ne dañoo jàppoon ci production bi à la tête de cette équipe là Mao Cissé comme tous les dimanches nga xam ni mooy l'infatigable di gërëm aussi preuve si nu mu jàppale Futurs Médias jàppale waa axlu lamb ak équipe bu lamb si lépp loo xam ni dañu koy liggéey di gërëm grand Khalifa Silla di gërëm suñu cadreurs yi di leen gërëm yéen itam ci seen teewlu ci télévision Futurs Médias di leen jaajëfal bu baax a baax semaine jàmm rendez-vous dimanche prochain si télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf ñu fanaan jàmm